Ousmane Tanor Dieng xam naa ko teel naa ko xam lool xam naa ko sax te commencé wu ma politique ndax man dama bokk ci famille politicien boo xam ne bii suma papa carte d'identité bu parti socialiste lañ ko tudde woon mu doon xaritu président Senghor Aminata Mbengue barki démb bi may jaale ji Ousmane Tanor Dieng te ma fekk ko ci kër Soxna Aram bi ma ko nuyoo siyaare ba pare xamal ko ne awuma kàddu ndax moom mooy suma mag dafa am lu mu seere ci kanamu mbooloo mépp dafa wax ni bi politique di doog a xew sama papa Alaaji Aliou baayam El Hadji Xaalim Mbeng Moustapha Cissé biñ ma tuddee ak Senghor la woon ci parti socialiste mu teg ca leneen mu ne Moustapha mi yaayam bu doon tey jii la fi nekk dana bokk ci jigéen ñi ñuy jox ay tracteur ndax ku mënoon a bay la ku du amoon tool daan produire te booba production yombul woon kenn mënu ko woon ci ay tool d'ailleurs loolu moo ma poussé ci teel a xami tool ndax dama teel a bay à 7 ans di womat fas sama papa it mi ngi doon bayee gyps bu ko sëñ Fallou joxe woon ñetti machine lañ ci doon lonk yaakaar naa ne loolu bariwul ñu ko defee kenn laa xam koo xam ne kii moo jëkk a bayee oto suma papa ñu koy siyaare bu baax a baax a baax ak njabootam muy koo xam ne kii ku rëyoon la ci sëñ Touba muy soxna Muslinatu Mbàkke Xaadimu Rasuul di ku baaxoon xam ne bi muy bayee tracteur buñ ko waxee mooy ay gyps booba tracteur xewagul woon ay xalaat la woon mais sama papa ci njàmbur moom rek moo fi doon bayee tracteur di récolter ci temps yooyu ay 10 tonnes gerte 11 tonnes 12 tonnes booba loolu xew ñun xale la ñu woon booba ci ay tool loolu man moo ma inspiré ba ma def option nekk baykat bëgg ay tool di ci sonn Ousmane Tanor Dieng moomu nag président Abdou Diouf bi mu jógee affaires étrangères ndax dafa mënoon mbind mu rafet li ko indi woon présidence de la république déggaguma kenn wax ko mais Senghor dafa am jamono yoo xam ne machine baaxul ñu ni ko am na koo xam ne c'est un diplomate de carrière bu nekk affaires étrangères ni bind buy bind comme machine la loolu tax ñu jëli ko indi ko à la présidence ci temps yooyu Jean Collin nga fa ak ñooñu ak ñoom président Abdou Diouf loolu ci liñ ma nettali loolu la ñun nag bi ñuy commencé politique dafa taseeg eram muy 96 xam ne ci la ñu actif man ca tàmbali naa politique lu ko jiitu ndax PLP laa jëkk a milité muy 87 mais yàgguma ci 88 ma bàyyi toog mu am vide bu bëree bëri yoo xam ne milité wu ma fenn ba 96 bi ñuy def restructuration parti socialiste ci la milité 98 ma nekk député Ousmane Tanor moomu moo doon arbitré parti bi Mame Bounama moo ñëwoon bi ñuy def sunu estimation xool ba xam département Mbacké ñan ñoo fa gën a dëgër pour jàkkaarloo ak PDS booba ci biir loolu Assane Diop parti bi yebal ko mu def sunu investiture ci cinéma Mbacké ñu investir ma 98 ci laa ñëw assemblée nationale boobaak léegi nag jógewuma assemblée parce que législature bu ne nekk naa ci liste bi soit dàq nañ ma wala kiwuñ ma am na ci yooyu jarutul ñu ci dellu si ndax yu amoon la mais yàlla def na ne daal 98 ba léegi maa ngi ci biir assemblée bi génnuma ko di ci jouer rôle bi ma ci war a jouer Ousmane Tanor Dieng nag nekkoon kilifa goo xam ne gu tayit gu dal goo xam ne gi ñépp xamoon nañu ne rôle am joué woon na ko ci réew mi ci développement économique social u réew mi mais ci politique gu réew mi joué na ci pleinement son rôle parce que parti socialiste bi mu demee ba ami jafe-jafe ba ñàkk régime bi moo ko téye ba bis naka tey ba bi mu fi jógee kon ñu ngi koy jaalee socialiste yépp di leen xam ne ñoo bokkoon kër gi ba léegi it sunuy différence bariwul yu tuuti moo ñu jooyale kon nañu continuer ñoom góorgóorlu te parti socialiste mu jëm kanam ndax soxla nañ parti socialiste. c'est vrai que aussi ci loolu bi mu décidé génne àdduna ba léegi seede yi ñu ngi nit ñi ñu ngi seede que c'était une personne de dialogue mais actuellement est-ce que problème succession bi mu génne àdduna ba léegi nga foogoon dina am ci biir parti socialiste. man loolu laa gëm parti socialiste du parti bu ndaw jàpp naa ne ñoom ñi ci nekk ay responsable lañu ku nekk xam nañu ki la man ku nekk xam nga ki man
ak ki mënul. parti socialiste buñ toogee man bokkatuma parti socialiste. mais samay xarit a fa ne damay wax ak ñoom. li ma leen di yéene aussi mooy ñu jouer seen rôle continuer ko ndax parti Léopold Sédar Senghor ci Sénégal kenn mënu koo bàyyi mu dee. comme ça ak li parti boobu def ci réew mi yóbbu ñu indépendance xeex ba réew mi fi mu toll. ñu am ab démocratie boo xam ne bii réew yépp ci àddina bi bu ñu sañoon am ko liberté d'expression liberté yépp ñu koy garantir Sénégal presque moo ko am ci Afrique de l'Ouest kon lu mel noonu bu amee te Senghor tabax loolu bàyyi fi Ousmane Tanor Dieng yàlla ci boppam def ci li ko soob mais mu bàyyi fi ay cadres de haut niveau ak des intellectuels de très haut niveau parti boobu war nañu xool fexe ba seet nu ñu defee ba ñu seet koo xam ni ki am na ci war na leen mën a jiital ndax jiite taxul nga man ci taxul nga dàq cee jàng day doon koo xam ne man ab rassembleur la mu fexe ba defaraat famille socialiste ci kaw loolu sax am na ñu ngi bon comme on dit les pro Khalifa ñu si bëri ñu ngi naan Khalifa Sall il est aussi un héritier légitime il a droit au trône aussi waaw mais Khalifa ñëpp xam nañ ne parti socialiste mënee su ko tudd te tuddoo ko Khalifa doom wala sëtu Senghor la Khalifa ci ñi téye woon parti bi nga xamee ni moom la fi président Senghor jógee Ousmane Tanor jël ko ci ñi ko gënoon jege la bokk même bi fi le président Diouf nekkee donc loolu Khalifa moom mënee su ko génnee ci parti socialiste ci vraiment bokk ci ñi nga xam ne ñi bu dee bëgg nañu parti bi am doole danañ xool nu ñu waxtaanee moom ba Khalifa dellu si ci biir parti bi ànd ak ñi mu àndaloon ñoom ñu continuer liggéey ku ñu dem ba xam ne seen parti jàpp na ne seeni loi ci règlement moom la war a jiital ñu jiital ko waaye Khalifa defe naa ne war nañ ko tàllal loxo fexe ba vraiment mu fa mu nekk mu jóge fa am jàmm dellu si ci parti bi jouer ci rôle am bi mu fi war a jouer